malo yow jëndil Jah Rice set na sakkan lool te baax na soo bëggee malo ma ne jëndil Jah Rice set na yomb lool te neex na ak a set te neex ak a set te neex Jah Rice lu neex a neex lu neex a neex Jah Rice ak a saf te neex ak a saf te neex Jah Rice réew mee ko moom ñun ñoo ko moom suñu bos yéen mbokki Gambia Jah Oil Company ñoo leen indil li ñuy wax Jah Rice maalo bi set na baax na ci wérgu yaram te yomb na 100% broken rice la am na ci saako bu 50 kilograms te mun nga koo am ci bépp Jah Oil outlet ci biir réew mi soo bëggee am lu la leer mun ngaa woote 990-1321 787-1321 wala boo 210-6549 715-7960 Jah Oil daal moo noppal réew mi. 5 5 10 5 mooy 25 plus 10. waaye Jóoba yow it nag da nga ma bëgg wax ne da ngaa compter waat lii bala nga maa fay waaye fayal ma ci sa wéef bi rek moo gën a yomba di ñàkk woon parce que ngir déggee. waaye loolu amatul fay. lan mooy amatul fay loolu kañ la door. loolu daal amatul fay li nga def yomb na sa téléphone bi ngaa jël nga ubbi Wave app bi di nga scan blue QR sticker bi su boobaa bindal $150 rek nga yónnee ko. nga ne lii weesu na neex. ñu dellu di jaajëfatal sun sponsors yi di Jah Rice ak Wave Gambia. but briefly rek. waaw lu tax ma ko laaj. parce que dama xam ne. vision president moom mu transform agriculture mu move ko away from seasonal mooy rainy season ñu agriculture to round the year move ko away from subsistence mooy ñu béy pour ñu dundal suñu boppa to commercial large scale industrial agriculture te li munta possible su fekkee ne 5 access yi are missing ansa nga 3 access access to finance ansa nga ko access to physical location bi mooy yoon ansa nga ko access to market sak yu noonu access to ba ma taat ak beneen access bi sax finance access to finance ansa na ko access to land bi am na beneen access boo ansa tamit yeah boy not only physical but access to ownership loolu laa bi def nga loolu yëpp access to land bi wax nga ko access to wax nga ñaari access la raa bëgg a léegi bam ne mooy di missing mooy di final puzzle access to capacity mooy xam-xam bi parce que mbéy dafa change léegi doo jóg rek nga da ngaa dem nga béy da nga war a am technique bi ak xam-xam bi beneen access bi mooy access to equipment bi lan ngeen nekk de pour gis ñaari access yi parce que 5 ak suñ motee rek du boobu rek de des na beneen ak markets tamit moom boobu wax nañ ko ba pare mooy yónnee la sampa déedéet markets pour nga jaay sa produce bi waaw ok mun nga ansa bu ma noonu waaw man si ok moo di 6 access léegi access to market access to land access to la léegi ñetti access yi laa bëgg a lan ngeen nekk pour gis ne pharmacie am ak horticulture am access to markets comme nu nga ko waxee 2 equipment yi parce que dafa important so da bëggee large scale farming xam nga woon nga fi benn kàddu nit ñi understand nuñ fooy waxee nga ne am na pharmacie yoo xam ne donkeys lañ need and that makes perfect sense bi ko tey su dee néeg ba ndaw bi laa nekk ma bëgg a ngeen dégg dara what's ma isi si speaker du ma isi loo xam ne pour stadium bi la su ma ko fi defee soo ñoppee dañoo toj damaa isi loo xam ne pour fii la so pharmacie am small land doo mën a isi big equipment bi ko du fa am njëriñ du fa mën a am njëriñ and people understand that léegi suñ bëggee dem that large scale you need equipment lan ngeen nekk pour gis ne pharmacie am access to equipment and training as well xam naa ne maa ngi dem benn programme fii Jambanji dinaa ngi train in this greenhouse yi dama ko nga wàññi si loolu noonu si training bi si market si and also si equipment si thank you let's start with the training soo xoolee yes Jambanji li dem nga fa we have 30 greenhouses there yow time bi nga demee ñu ngi doon train 60 young Gambians on how to do enclosed that is use of greenhouses loolu lu ñoo jural mooy ñooñu suñ graduated suñ started producing in a greenhouse dina mun a produce vegetable both time in dry season and time in wet season so loolu and also ñu ngi train in the Gambia College of course we are training in Shanghai in the North Bank and of course suñ Department of Agriculture we have ongoing training on 2 phases mooy farmer field school and our mixed farming centers so training is ongoing
in many different facets for increase capacity of the current farmers, but also the young generation farmers, like in Jambanjeli, or those that are graduating from the Gambia College, or those that are graduating from Shanghai. Okay. Then the other access that you talked about Equipment. was the equipment. And content na torop ne lachenga mbir equipment. Equipment deliberately the government engaged in a contract of 180 tractors. 60 bi ñew na te distribute nañ ko publicly, everybody saw that. Bala distribution bobu ñun suñ projects yi regional rice value, the roads project giraffe distribute nañ in the excess of 20 something tractors nationwide at no cost. They were gratis. And power tillers in the excess of, I think we had about tractors were like 60 openly and 20 from our projects. Transplanters loo xam ne 20 béykat luñ mun a def benn transplant dina ko mun a def. Distributed nañ 6 just in 2025 and we are expecting another 20. In fact, on the 28th, this tour bu His Excellency war a def one of the days you'll be there, dañoo dem Brikama Ba. We have bought 309 agricultural equipment. The largest ever consignment of agricultural equipment will be on display on every television station, and going to be a whole day program bo xamne Excellency moo koy chair. And we have about 50 power tillers will be on display. We have nearly 100 maize shellers and threshers and weeding machines. I mean, it's a whole litany of machines. It will be just this much. The equipments are already assembled in the CRR. So, yes, but to talk about Lean Def already, distribute nañ from our rice value project, regional rice value, power tiller yu bari, and root distribute nañ lu bari. Combined harvester, I'm sorry, gisoon nga leen. We had 14. You'll be surprised. In March, we'll be distributing 20 combined harvesters. 14 was like a news headline, and the impact was great. Why they distribute about 20 extra. So the equipment dimension be recognized nañ. That is something that we, the young people, we must mechanize agriculture pour mun leen ay attract. So access to mechanization is already ongoing. It's a process. Doyut why we will. So they distribute. Is it individuals or communities? Which so one? They distribute. How do you distribute? It will be both. Okay. So distribute equipments yi romba noonu yi ñu joxe woon am na yi nga xam ne dañ ko joxe to individuals. Some of them are commercial farmers, big farmers. Am na equipment yoo xam ne dañ ko jox to cooperative societies, like a very organized registered society. Yeah, so it can be both. Te yi ñu war a def next month tamit it will be in that same line. Okay, abarka bake mbadu ngon han salbe la kan giatas radio la andum be na programme la fami minister comme ka fala nyam ka duñ fala jamfara ate melam be laynol yelela laynol dum na la fa commando kala ni africellem 263 5555 ning comium lem 663 5555 andu ning qsellem 3660 038 walam nambalde bari janem be futala auto monsieur docteur sabali nyinen ka fulan ndafa sutiado manding follow seno buga keno jiwo koma tol dum yalon samala kol kete nyamen ko foylo kete dum ja kalam do o mino sabu samale manana sanin mol ka fako na baji fana beriatal sa mala mum ferel le bije min satina jiwo so sotono a nyama isaje ko sama do waranto seno se keno samo be ko na sadara kon de jikila sama do dam la mum simfanya le bije ambarka bake esa lawo jinin karo betiata seno ni mamara all the parameters la e mamara hani fennaji anu jiyo mu parameter kilini me anko a forta seno to bake serum safaro ke to the director general of FAO Dr. Chu ka ita dala ko Gambia man irrigation master plan soto nene ma soto kabrin keta bankoti and ngaw request kenum FAO ala yake yo approval dile FAO consultant hire currently mbe wato men kono tek consultant nying is doing this work attending a team in the Gambia to ka Gambia be map to have an irrigation master plan. Wo master plan nying wole be now yitandir lokela nyin dulale se irrigate no anyanta irrigate la nyin sifa façon la either underground water or water from the river or harvested rain. Water,
So wo master plan o nyina doku o datitale is being funded by Gambia Mansakunda Aning FAO. So consultant on is already working on this. Ni master plan on banda wale bentol dictate la on the way forward. But yemen for wolom ni ma mara jiola ni ma mara senwala. Yo. Nyinin kar fulanja on la famille ni gawalam researched. Kantum agriculture kultimi yalan kar katula yela malal wato waat ngalo ko nari bi jele bari malon ni research kudol bi je comme que technology do dund ko ni kon al University of the Gambia be ko kala bank ko je saje ko mol se mirol sotono ka ko bonde ka ferol bonde men sat na min ben agriculture la fala no comme fangol ya satal ko malan fo comme al mol karande ka nyamen ni research fero fana fo fana be kenne particularly ni asanto la university level yeah research they primarily at a bebe sukundi nari leto because nari actually they not only pour crop dama senefengo dama wala bemol but also part of ila mandate wala mu introduction of adaptable technology mi alon ko asibono bantala banko kan ay na itol ya jibe ya change to Gambia la context wole wo fombe itol la ko mandate so wo mu fenede membe keri but nonetheless ning Africa Rice mi alon ko ala headquarters be Abidjan le last month I was in Africa Rice. I led a delegation on a study tour, and our mission there was adapting their technology that they have there to Gambia's context. We are doing that, and also the South Carolina State University is a partner of my ministry and in Nari. They visited here about 2 or 3 times, and they are expected here March 11th. In Nari and it's all geared towards adapting technology mi alon ko abe bantala banko kan isa natino nyamen ya modify demanding asatra adafana si sone ano senelato bara atakela machine bati fenne me ko it's manageable and operatable and ala operational cost nim fana manser so nari la mandele woti andu nari is working on that Thank you, Honorable. I'm a texter. Mom Tam is in the media fraternity, within the media fraternity, Mungi to the Modu Jalo, and therefore put emphasis on readily available markets. Some time back, I was out in the field with roots, and one of the things the women gardeners complained was the lack of readily available market. Sometimes they get the vegetables to the market, but they don't get good prices. And often they are forced to sell at a loss. If not, some of their produce would end up perishing. Yes. I need to get the balakije. Abarka bake. Ye ni me fren ku fulale mansakunda be menkeka kanyin ku ka sone andi senelalma and vegetable producers. One, Mansakunda deliberately ye embargo kele from the first day of March to the last day of June. Mote jabo anim pompitero natino la nyim banko ka. Ni aje cabinet o decision ke pour na Gambia Senegal ila jabo ni la pompitero mume asisanno jang war sang da mi ko amanke da wantero dati andum fanan atitinyale tol bulu. So that embargo is very, very helpful, and Mansakunda ye kele deliberately pour ka Senegal sementu ya wafiro la karol. Secondly, we have a litany of cold storage facilities, Melialongo, Ministry of Agriculture by local. Let's say, for example, Roots Project. We have cold storage facilities, Namelo, from Gunjur to Pirang to Kuinala to Jarasoma, one in Basse, one in Nungukebe, and one in Kaur. So these cold storage facilities, Iwaratale, and it's for these vegetable growers. But that aside, the GAF SP project. But how accessible are they? Because let's say you dem bakaw fi amna ko nek ci line bi ramatulay wax ko mu tiyel ñuko tuti ñu dem ci just fi ci garden bi understand nga right ma defar sama tomate ja lifin fan la ko denc storage facilities yes if not dafa yahu right. Access bitam dafa important, probably you have it at different points why under certain areas dafa absent amu fa completely. Yes, why madam I so holy Gambia has about 1,881 villages. Almost every village has a garden. So every village pour mu am cold storage defay jefe. Why? I think mentioned nanko during the tour the introduction of cool containers. These are like containers that are also solar powered refrigerators. Already we've installed about 20. In fact, this morning we just got clearance from ADB for a no objection for another 23
Included in that is the Bakote garden boo xam ne ñu ngi koy tabax now to a modern irrigated garden te dinañ fa def that cool container in the garden itself, different from the cold store that is in the market. Let's say the one in Jara Soma, the cold store is in the market, but the cool container dafa nekk si biir garden bi. So harvesté li nga xam ne dañ ko yóbbu si marché tey nga yóbbu loolu li nga xam ne mënut a dem si marché boobu ngay def si cold storage facility si biir garden bi si boppam. Then li nga yóbbu si marché bi soo ko jaayee jeexut nga mun koo store like in Jara Soma rules buñ lu mu fa lii is in the market itself. So it's one to control the market by placing embargo and ñu ngi build cold storage facilities xam naa ne doyut but government recognize na ne is the way to support the vegetable growers te boobu is ongoing. jërëjëf baax na léegi Ramatulaay ñu jël suñ first caller bi. hello asalaamaaleykum naka nga tudda ak fooy ootee. hello asalaamaaleykum. waa ñu ngi laa dégg. Yeah, exactly. Hello. Okay, thank you. You're welcome. Hello, yes. Yeah, ngal kondo. Be moy kan. Ko tan be kumara mbakel. Ebe kumandro la mundole. Be kumandro Serekunda. Okay. Serekunda. Yeah, la fami ngal very important. Ka tan kumara mbakel. So tele agriculture area ni. Hade. Like next 1 month's time ni ntemoro not bangle. Possible after na fama mola wala jaato ko afon kam no ci keblo be mola inshallah. Banka ni kam so ni mota jina not bang na mbama no bi pawlo bi tri not bangi ne amuro ni asam jamaje wala opo par mi raje fara na olli market mi ala ko no marché barka watige so anu jamaje ma like ni mi tabe wala jenda jawna ka sam baati wala senegalais di bëgg pressure je e kam nga wala kan namul bala yana fen nanje do si namul na fon kam mo ñolal min ta wala storage mo so le membre la mo so je so mon plan la keren kaje ko at least ñango non bank seni opo bari ba farafin be kabo like from opo bari satan ja ko nan to farafin kaje ko ñum plan la la wole ko at least akara ñaa ñu ñu ci keblo mota in fijo government bu la sen ka ma ba o fo storage la ñango ba wa sem la jo ba ne amota ñu rele na amota ñu la bi mo ñu to ñaa do ba ko bala ci ya wa fi ñam ci men ke men dam pano le la ka fa $90 $100 alega dogo 2 months bi jibon do 5 bank completely ita farafin price je akata ko mo very reasonable salatu ifiti fenyo me yango ka chip pakel so mo plan mo fere la me yango at least kaya ko ñewul mo de ba ba sene bu ñaa ka bata ba ka to abarka baax na ñu jël beneen call bi ba pare mu door a answer. hello asalaamaaleykum naka nga tudda ak fooy ootee. waaleykum salaam maa ngi tudda Ousmane Seydi. Ousmane ñu ngi laa dégg fooy ootee. waaw maa ngi koolee Farafeñe. Farafeñe waaw baax na docteur Cissé ak docteur Demba Sabali ñoom ñaar yëpp ñu ngi laa déglu. waaw man dama am ci seen programme bi nii dafa important trop. maa ngi sant all the ministers they are for initiating this program. jërëjëf man I have a concern boo xamante ni su ma ko waxut nit ñi duñ ko understand. man maa ngi tudda Ousmane Seydi aw ma loxo aw ma tànka maa ngi nekkoon Gambia National Army soldat laa woon léegi ñu discharge ma médically léegi fu mu nekk nii rank bu ma bàyyee Army c'est sergeant major mënuma jéena pour dem yarwaan fu mu nekk nii dund sax problème la ci fan yi lañ ma bàyyi RBTH ñu amputé may fingers foofu tamit even lal dañ ma ne dama war a fay lal bu dul loolu du ma jéem a lopitaan te every day maa ngi jënd garab lu dem $2,000 so fu mu nekk waaw with that difficulties aw ma dund bu jot ba pare ñu admit ma ñu ne dama war a fay lal bi ba pare ñu ne every day dañ maa bindal facture boo xamante ne dama war a fay $2,000 pour garab léegi fu mu nekk ne maa ngi jàkkuwante ci métti boobu man maa ngi ñaan nguur gi léegi ban façon dimbale lañ maa def parce que man bu ma nekkee xale 18 years laa join in the army léegi maa ngi ci suma 60 léegi fu mu nekk ni aw ma dara aw ma loxo aw ma dara tàngay ñu dogga ko léegi maa ngi tedda noonu Farafeñe musuma am benn nit dimbale ci nguur gi sagantuma yeneen yi so lii mooy this is my concern sa baax la ñaari ministres yi ñoo fi nekk te dinañ àggale sa concern si government bi jërëjëf am na beneen call and then nga answer hello asalaamaaleykum
naka nga tudda ak fooy oote warahmatullahi aja naam na ngeen def jàmm rek kay na nga tudda maa ngi tudda Buuba Gajigo maa ngi nekk Sooma taxi driver la waaw Buuba ñu ngi laa déglu lan mooy sa laajte maa ngi leen a nuyu bu baax di nuyu Demba Sabali kooku suma xarit la bu baax waaw Demba Sabali wax ko maa ngi koy nuyu bu baax ma laajte mooy Demba Sabali docteur la woon ñaata at ci mbaaxaayam moo tax yàlla dimbale ko mu dem America mu am fa 20 years mu ngi jànga ba mu ñëw mu tudda dem docteur Sabali maa ngi koy nuyu bu baax jërëjëf waaw dégg nañ la waaw jërëjëf docteur kon léegi duñ def dara lu dul nga dem ci ki nekk Serekunda ki nekk Serekunda waaye fo naa ñoomin kala mu wax about storage facility bi waaw abaraka bake kumandir lañin mais ye kumandiro ke ka na Sénégal la kuwo fo mel be na North Bank banko kan comme ni seno ke ila jaatol ni la jabol ni mota aka ke koleyalti mbe hakilo bla na naray man fama farafeñe la ni be dun kam farafeñe i mara karola na ministry anin baro man sakunda mbe dulale lo kanje nka fo agro logistics center ACL wo center ñing $1 fulale dunta je mi yalon ko atambita Gambia ko do $1 million tannani wo facility ñing amu processing facility leti ando ay capacity soto de pour que North Bank la senefengol process je ando wo facility ñing abe fengol be process lale cold storage waramam balle bije mi yalon ko they are like buildings cold warehouses pour ilañi senefengol be même man sang asitaranoje fo kari jamal so men yalon ko e kana ka sannun albulu ka samba o bantala banko kan e ka samba warehouse ol sifa mento man sakunda o sifa lelo allié abe kilimbe je makka farafeñe janni ka dum farafeñe is almost finished na last to yakalamta his excellency lota je wonyon sifa be wole lokan CRR not in wasu andu ngamira Dr. Cissé be je lenu seru njurindi to so ni warehouse sifa ngake men kamma wolem ikanyin kumbo men foten ni fengol be mota nyola wati kele buka mabo dula soto wo be dannale because baro man sakunda nyin senta nyin lole in farafenye ay do lole in wasu bare ngan wo man akanyam nata processing factory law in Kiankuina la me alon ko abe tamate wala process la na Gambia tamate o in fact as we speak iman enough tamate o fan soto so tamate senela be dawoda fere ke in Treasure Women Warriors because nga wolle fund nga wolle sponsor through our roots project nga nyim factory lo kuinala ye agentol sotole from Banjul to Basse momo mu tamate senelati ni la tamate o sene wol binale la tamate o sang ite bulu ya samba o factory to ya process abke la tomato paste original leti made in the Gambia grown in the Gambia ando atakela mi alon ko mun ko le botanam banku do to na Gambia tamate o batla wole process so nyimu simfale de mansa kunda be melta kan pour que ñi Sénégal dema mel yalon ko ila vegetable sol wala ila fruit sol ibe tiñalale mais kumandiro ke membe foma sol jani mba hake dan la ala batato mba be duala ala si jata kende adiala bare mbe o bulala honorable minister of information bulu ka juwe abe wala situation address la nyame bawo way it looks like it's a social issue abe jarlale pour ministry of gender and social welfare sala kuwo kalamuta ya jibe ase mun démarrer sotono bawo Gambia dingolom abe bata dale kon hamba ba masala bake ngamara ko kalon last time yeah this is the second time te ba advice la minna wolon ko ay safero ke bawo different sectors le benta la ko because defense ye hakko soto jele because so laro lon no anin gaf yes so several five and hakko soto jele ba na safero ke address to defense ba be non jele nente ngol letaro soto ning minister njami alon ko minister kende ba nasi de amono ngaji ben si mune keno with gaf anin social welfare pour si de maro bare fo safero le ga masko na katama nyame e bukata ya foko tenin fa mari safero ke ntelon kari wuluta janne ngandi nyine ke benun janne nyine ketan nam ben sulata nyinella nintelo ngo soto dron ndini minister njabe de amalale sorry no Diouf minister Diouf be de amalale defense minister anin gaf chief of defense staff nga jenda
include je ngaju ben se mune kayeno pour asi démarrer aussi ba fa safero la kese polo mbe 1 minute ala ka kol saba nyawni buba gaji ko jara soma Gambia din kende ba senelalo mo wakel rimba nga konto je because mole mi yalon ko Gambia kanule andu ya fam soto dañini le senoto anin ñiniroto fo nteri kotolom mba ay koliroke andu nga a konto wo kam bake mba fola ngara ko kala mutale andu nga ay continue abe mento alhamdulillah mo kende balo ila question me answer me command roke about access to markets ila fidi fengol katinya man sakunda fana be sin fado takanede yes wolon ko man sakunda right now ne president ngadi every year aka industrial token wo is part of the president's vision pour que Gambia industrialize because bi ñaju be ketchup man ketchup factory soto Gambia bi normally tamate mo na katinya Gambia because nim project be kuina la min kat tomato paste da yes ning ketchup factory so nime ko tamate fond de sila amma sakunda rana we are trying to bring investors kana ka factory lo ketchup da Gambia and mayonnaise so ning krip karabo fulanyango ngamara nin trade be demla no me so trade fila nande because Gambia's tourism sector is booming and bi hotel dol be je kala vegetable bondo e ga bonina mantala bankol de ka mbe link jumale kala kaje ko na local farmers na muso milbe ak horticulture e ka tamatel fi e ka hotel supply because nyata hotel ka sula wala every time restaurant e ka sula tamate salato ko kimbani carrot na mulba fi gap ko mawa fi ñu non be sula de ngala so I think nanta ka link le create market be but that link wow but I'm happy Nayan you've put an embargo on importation of onion security because if not ay moto yu mag yi dee dugg si biir dëkk bi on a daily basis nga am sun farmers yi nga xamante sun gardeners yi ñu ngi struggle pour market seen place waaye bëgg naa ñu wax si treasure warriors because treasure warriors it's a good initiative ne government recognize na leen ba pare jox nañ leen a project bu nga xamante ne dinañ mun a turn sun tomate yi into tomato paste waaye nag gardeners yi seen boppa dañ leen need pour xam leen suñ leen bëggee access man maa ngi Bakau maa ngi am tomate te bëgg naa leen koo jaay fan lay jaar because they are in Kuinala right waaw na dañ am agents within Greater Banjul area yes am nañ agents within Greater Banjul area and tamit ku bëgg a gën a xam more information about naka ngay connecté mun ngaa contact suñu Roots project because Roots project ñoo fund that entire factory so Roots project is here in Abuko te ñoom dinañ la mun a wax what will be the process waaye am nañ agents throughout the combos am nañ agents all the way to Wulli pour ñi nga xam ne dinañ mun a collect all the tomatoes pour isi leen Kuinala process ko def ko original Gambian made tomato paste am na dañ amaat keneen ku nekk si line bi hello asalaamaaleykum naka nga tudda ak fooy oote maa ngi tudda Amat Ba di oote Kawur Amat Kawur Amat ñu ngi laa déglu waaw dama bëgg a ndokkale ministre docteur Demba Sabally ak ministre docteur Cissé maa ne la ndokkale waaw ñu ngi laa dégg jërëjëf docteur Sabally thank you very much di wee ni ñu managé traite ren bi te alhamdulilah ñu am ci ndam loolu kontaan nañ ci bu baax a baax a baax beneen bi mooy docteur Cissé lu mu créé di forum ci nga xam ne Gambian si they are aware of whatever development lu mun di xew ñu ngi ko dégg docteur Cissé yow itam congratulations for that role jërëjëf beneen bi mooy li ma suma xelaat laa bëgg a agriculture moo naa ne main problème mooy food production te soo ko seetloo gerte suñ jaayee gerte bi baadool su jaayee gerte dunda la ko dee jëndee te most of di dunda bu ñoo lekk fii dañ ko dee import xam naa ne there are efforts pour ñu am self sufficiency in rice production waaye boo ko seetloo investment bi most of it about 80% or more ci south bi lañ ko dee def south of the Gambia Fiara especially so ande boo ñëwee si north bi equally am nañ rice fields yoo xam ne from Balangar to the Ñaanijaas and up to Wasi area rice fields yaa ngi fi di jeex waaye investment bi li ñoo am ci south bi gis naa ne dafa xaw a manqué bu baax suñ side fii nii
beneen bi mooy youth si nga xam ne they are unemployed ndax government amul plan pour create agricultural production industry bi nga xam ne dañ mun a engage youth si ñu suñ jëndee ay farming implement jox leen ko defee even buñ leen a fay weer sax ñu train leen ñu produce suñ produce weer bi dañu fay leen luñ produce nguur gi jël ko beneen bi mooy finally li ñoo jëndee gerte market buñ create for groundnut waaye nag ñu create the same market for rice production di nga gis ne motivation bi foofu la nekk because farmer bi su jaayee gerte dafa am xaalis waaye maalo bi problème la te maalo bi mooy suñ main problème because farmer bi su jaayee su demee naka maalo gerte yëpp dunda la ko day jëndee waaye nag ñu encourage rice bi ñu ko buñ ko jënda sax jaayaat ko within the country loolu dina help ñu control price bi pare na encourage farmer bi to produce more rice comme ni ñoo définir gerte because gerte bi the emphasis is on money waaye money xaalis kese kenn du lekk xaalis kenn du ko naan the value of money is more important than money so and that is what I'm trying to say is food production very important to government focus more on that waaw very soon they have food self-sufficient. Amat jërëjëf dégg nañ la ministre dina la tontu Demba Sambali dina la tontu dañ bari boo xam ne soo si yokkee dina xaw a su na ko answer dañu dem to the next caller jërëjëf waaw docteur moom question si dafa xaw a sakkan nag def na commendation wax na on food production engage youth and then also rice engage youth boobu di nga kontaan boobu am nga projet ba pare bu nekk di ko woon jërëjëf Amat mi salminima tigi a jarama ko kalɗa ko min nani a okki min hakkille hen tigi kono a haali hunde wonde kulle investment CRR North investment o heewirani no CRR South te CRR North onon toon jogii paraji onon toon jogii guesele ɗe annduɗa no moƴƴi minen ɗum tini kono sa laari laamu président Barrow ɗum waɗi golle kewɗe paraji ngannduɗa ɗi sengo ñaani ha ñaani dia si a haaldi hannde e chief Dawda Yok ma a haaldi e chief Père Ba on haalnama project ji agriculture ɗi koɗi golli ko toon sengo kobi sengo chemical sengo awdi no heewi te directeur amen wonɗo toon Moustapha Ba CRR North sa yiide makko kadi omo wawi laɓɓinande hen ko heewi kono noon ko gonga ma ha joni investment o mbo lamdi ɓeydegol te laamu ɗum nattini ɗum sengo youth in agriculture sa laari this year 2025 o hitande yawtude ɗo men jogui projet mo annduɗa men ɓangi 20 youth men naɓi ɗumen to Maru Farms men yoɓanno ɗumen lewru kala guluje 5 men okki ɗumen awdi men okki ɗumen mo kala 2 hectares men hoɓani ɓe Maru Farms waɗi ɓe train ndin awdi ɓe okka nde ɓe ɓendini maaro kadi ɓe waɗana harvest ɓen joni ɓe heeɓi koye maɓɓe ɓe waɗi bere hikka minen ɗamini ɓangde 100 youth kadi men yoɓat ɗumen lewru kala stipend ɓe wona toon men okkat ɓe kene ɗum woni mo kala 2 hectares te kadi men wallat ɗumen pour ɓe heɓa awdi men hoɓana ɗumen ɓe waɗete guide ɓe waɗe coach ta ko Maru Farms waɗi ɓe coach rice market I think I want to say that in Wolof marché kulle lita amuñ marché maalo comme gerte comme nguur gi nu moo jëndee gerte nekkuñ di ko jëndee noonu maalo because maalo bi the demand is so high kenn béyut maalo Gambia nga ne mënumaa jaay suma maalo because loolu musuñ koo dégga koo xam ne béy nga fii maalo in fact I can tell you yóbbu ko si Moussa Dabo Maru Farm su dee yaa ngi CRR dina ko jënda yëpp dina ko process mu ngi fa amee factory am bi dina ko def si ay bag te am nañ ay bitik turntable am nañ ay bitik Brikama market yoo xam ne ñu ngay jaay Gambian grown rice soo ko yóbbee Bayaba si Jah am na fa tool waaye am na fa factory boo xam ne def koy collect dina ko process dina ko def in Jah rice bags so pour jaay maalo bi kenn soonut ne suma maalo bi mënuma koo jaay loolu moo tax nguur gi staatu di jënda maalo comme num dee jëndee gerte waaye ba léegi comme ni nga ko waxee dinañ si gën a bàyyi xel waaye su dee béykat yi maalo nga te sa maalo bi su paree am nga si jafe-jafe pour jaay sa maalo bi
mun ngaa reach out to the Ministry of Agriculture and we will advise you and loolu mun nga koo def si through the regional agricultural office bi la gën a jegeñ since yow yaa ngi I think you are in Kaur CRR North mun ngaa dem si CRR North office bi nekk foofu Kuntaw agricultural office ñoom dinañ la advice waaye yaakaar naa marché maalo boobu soonaaguñ si waaye nag su dee am na si ñi am problème suñ directorate suñ ko yëgee boobu dinañ ko safara bu gaaw waaye question li fi nam bi question am bi tamit mooy comme subsidy bi ngeen de inject into the groundnut into groundnut right. Why not you divert ko tamit you def ko ci rice actually government lu mu dee spend si rice is almost moo gën a bëri lu mu dee subsidize si gerte because soo xoolee jiw biñ dee joxe maalo from Kartong to Koina last year 150,000 metric tons of rice seeds boobu they are high yield seeds they are not the regular cost boobu soo ko xaymee is in millions of dollars so xoolee the amount of plowing last year we plowed 7,000 hectares for free and the plowing is like 2,500 to 3,500 hectares bu nekk pour ñu béyal la ko loolu soo ko putee into currency is in millions joxe nañ a lot of thousands of liters of agrochemicals loolu soo ko xaymee si dollars is in millions soo xoolee combined harvester 14 yuñ isi yëpp they were all gratis jaayuñ ko kenn defuñ ko bor yooyu yëpp dañ ko distribute for free and all those other project tractors so loolu soo combine all that investment is more than the 1.4 billion bu government jël pour subsidize groundnut waaye maybe because it is not a physical number boo xam ne comme affaire gerte bi nu mu demee waaye investment yi maalo bi daanaka is all definitely more than investment buñ dee dugal si gerte mu ngoog doctor am nañ barely less than 20 minutes before the end of the program am ñu fàttali ne suñ déglukat yi ne ñu ngi déglu programme di ñoo ooyee ministre di ñëw aaral ba bu nekk from 4 o'clock ba 6 o'clock seexa waxtaan bi tey di honorable Dr. Ismaila Ceesay Minister of Information Media and Broadcasting Services ànd ak moom tey fii ci studio di naataangoom di Dr. Demba Sabally Minister of Agriculture ñi dalal gani nag man la Hadi Badji ak suma naataangoo Essa Jallow léegi duñ def dara ñu delluwaat rek ci téléphone line si hello asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatulah naka nga tudda ak fooy oote okay mbela mo la cha bismillah bay mbe jola kontondro ko la wala mo faranga miro dole sudono adunga je non jawra biji jahal pajare ko ni jahal pajare ka fu ne ko ni ne kabo nyamina ni fladu nane ta dami ta de momento kabo la fokata sapo korsuma to ha yo ibaje la ko fil yo ni malo ni community ya manage ni community ya manage ni ibaje la kabo jahal filo to kata fo la to te ka ya beke farakil on lesi so ye pompi machine bale lo jen so pompi machine ni wala ka job supply kata fenkol kanelol kono ten kadu farol kono ya jale yo fajar fanan ka bo cewa samba tara fokata fo murtabe ma fanga yo fana ibajo la pompi machine clean ne be wol fanan ka be supply de so nga ya na di ya wato o mano ni na mota te nim fama so ya habete e kata ye jambani julol dio je te ngani ko bi julol ten to men ka je ten akere ko ka wa sanay mulu ka cooperative e mangasina bal soto medina jahal medina ni na medina tematen manul kapte taje ya jore dul jol ko la fay bajo la fama sol fanani be mellandire di mbali ka ulanni je patani ngaje ko compensation ol mantra ta ma ka ko akere ko ta ma ino kana o ji se men be tiara ma fa la fokata batte ma fa la foi access soto no ti fal to bang mais ça tu na ko mano la ko ni juruano okay abarka le mon nani karo abarka thank you we take another call hello a call amut le mun na docteur so jabi no le abarka baake kumandir lañing ye même fo toñalo 1983 le jahal pacar commencé da his excellency sa dawda kayraba jawra la man sakundale a datinu
jahali pachar 2400 hectares nga gorgor nyawnya as a country wolte mo balundinola bare ni ajibe wo pump stationol ye ello soto andum ellol ni meta as we speak baro man sakunda e contract ko dile to a contractor actually this Alaj Sanyang, what is his company? Yeah, okay, I know which one. Alaj, yes, the American Gambian. Yeah. Exactly. He's going to revive the pump stations. Now, ibekela solar station only. Niaje wo pump station will be dysfunctional. Will be dadale at a time they were all diesel powered. And do what for them? Cooperative society, wolemu Senelal, they were organized in cooperatives. If someone le marata no gas will songola aninka maintain. Atata fo at a stage, melanko farmer sol nying imanaka maintain no, and do man sakunda te continue no la nunka will maintain because of structural reforms and in reform Jamal Milianko IMF ya dundi man sakunda kan Jawara Lawato and stuff. So pump station will be not dilapidated. But nying project kuto nying kamen foete already contract has been signed. Puru nyim pump station all ni say revive, but be revive in such a way that they are going to be solar powered. And water committee will melbe Jahal, Pachar, Kerwan Sambasira and the surroundings will be marale if la nyim pompola and ala maintenance nyinte ate koleala. Bare dulalo mi alon ko to la idea momenti sa na jubero momenti wala mo we have to Jahali Pachar the entire Gambia. Nka menke jahali pachar mbe aussi fale kela jurunku mbe wole kela sutukum sutukoba e be wole kela in foni bondali ni mele 10 hectares or wala 20 hectares ye will support ni mele 20 hectares or 30 hectares ye will support instead of just focusing on one big place ka foko nga nyin develop because nga men long wolem ko 2400 hectares hani atra ya dadale to maximum productivity ate Gambia danyini nola so membe Gambia danyini nola wolom ñinule 100 hectares soto in Sitanungu ye will support 50 hectares in Sudukoba ye will support and ngamira wo ibaje la Senelal bi sialale andum seno bulo fanambe janjanale wole be Gambia dañini no la instead of only focusing on Jahali Pachar yes mbe continue la still Jahali Pachar revive ka support so that those 2400 hectares is a productive no maximally is a seno keno je twice sango kono signafula andum fana warra jiome ibatandi bake comme in flood bare atekela dulati me alonko ase Gambia dañini no adamma comme in the focus Gambia men be soto no je ni nga o damale maintain wote Gambia dañini no la so our current strategy is to be as diversified as possible from Wuli all the way to Katong. In fact last year Katong la faron to le asere na turo di lang support through the Roots project and nu lafta aussi fa le siandila instead of just focusing on one place but yes ye ñi men fote nga kalamutale wo pompol wato min be borikan ye mani jama soto noje andu jikita with this new project ni pump station or revive ta abe o murundila nan back bare wote kanyana but wo bekela part of the envelope pour Gambia dañino amna keneen ku nekk ci line bi hello Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo nimbara. Nimbara kortande. Alhamdulillah kortande. Tante jamal be kumandiro la ni be kumandiro mun tolto. Ntomo jabel ba be kumandiro la soma. Okay, mbela moyla. Be programme la moy kanum. Alkamen kacaja kumara bage. Yeah. Nyaadi agriculture domore pengol men jalon ko mol be ka sulala. Ka wo sindi banko majang wo mo ku balti abe yiru a jamale natila nyaaje san senoñing seno talata nyamen banko kanjang amman mol makoy ka jela wo satina fo domoro jama ka bonam banda Gambia jang mi nga bambu betol soto jang Niaje within West Coast, the land, ila soil a bete a battle. Wulumbang dolbe foni kono men yalon ko niwo wulumbang ol be dadata anyama itama keta ijio man jamfa ila water table man jamfa ibajela fruit jamal si baluno je especially hani banano fango manyana dunna banko kanja.
andu fanna jamal fanan siyarat fanan me yalon ko ila banko nyin amman a betiata andun babe je ni yatara ko jiobe sabala aka finti farol kan wo fananti mani jama balundino asi vegetable jamal balundino me yalon ko abebe nafa be sotola banko kanjam yo farol be kerin men yalon non to musol kada be farol kono farol yaje tumol yirol wol be ka seno nyin kalale bar ni wo farol be kleata be damaketa anyama wo jio men ka bonan santo wo be daibata dara farol kono mano si baluno je sama kono tili kando kono musol ti dunno wo farol kono faye ye vegetable seneje fanan wo be si naflo natino comme sadola thank you so ngamira abe beta la bake pour mole nyatiling wo kusifa la abarka thank you we have some other calls abarka we take one more call we take one more call hello assalamu alaikum assalamu alaikum jamare man la Mamadou Diaw jamagen Sanjal sabat Sanjal not bad is oh Sanjal ñu la wax non pour food sufficient waaw loolu tax bu baaxa baaxa ndax lo mënta liggéey fa amuloo lekka dara du sotti dégg ñun fii sabat Sanjal fii hello kala ñu la dégg ñun sabat Sanjal fii lu ko dalee Kunjo be Bambali lu ko dalee Bambali be Palodi yob mani fa amoon na time early 60s booba dañ fa doon bay maalo bu baax a baax Sabax Sanjal juróom benn fukki dëkk ak juróom ñaar beneen dëkk rek moo dul bay maalo dañ doon bay maalo bu baax agriculture nañu dimbale ñu lifin su fekkee daayik lañ koy def sax da ngaa gis ne ñu def ko daayik nga xam ne dañoo tabax lifin bi dañoo diggante xorom bi ak lifin bi dañ ko liggéey ndax ñun mos nañ ko liggéey Kerewaan 2092 waaye baaxoon na trop jërëjëf mu jógee Kunjoob dem be Bambali jógee noonu dem be Palodi jërëjëf dafay nekk diggante xorom bi ak lifin bi waaw jërëjëf honorable minister dégg na la dina la tontu léegi nii jërëjëf thank you very much honorable minister am nga two calls one from Soma and then beneen bi from Sabax Sanjal bala moo answer rek just ki njëkk a call maa ngi ko gërëm bu baax a baax bu am xel la mu ngi wax ay yu baax parce que dama ba war maa ngi xalaat waaye am na boo xam ne am nañ banana plantation sin passé in Siara foog naa demoon nañ fa président pour ma lifin la so secondly tamit affaire rice foog naa maa ngi dégg yaa ngi rice directorate in your ministry mooy wane ne the importance we put on rice exactly okay that's fine jërëjëf ñu ngi sant koola bi kii call Soma mu ngi wax about we call them valleys in the west coast mooy actually the Roost project start na work with what we call smart valleys ñu ngi ko pilot already in the North Bank and lu mu wax dëgg la valleys yooyu I know the challenge for pour bay valleys yooyu in the west coast has been mainly mooy climate change jaww bi dafa change there's a lot of salt intrusion boo xam ne because of the rise in sea level léegi tax na ba area yooyu maanaam from the west coast bi ma nekkee xale bon daali maalo lañ dee bay ñu lekka ko 12 months in the year waaye soo demee si faro yooyu léegi area bi yëpp xorom moo fa nekk I know that the Ministry of Climate Change is working on that. Ministry of Agriculture ñu ngi work on introducing salt varieties. Loolu is a process, is slow waaye liñ yéeg la te xam nañ ne in our food self-sufficiency plan those valleys are in there because we need those upland rice. We cannot just do the lowland which is the Jahali Pachar. So upland foog ñu use valleys yooyu mainly in the west coast and in North Bank and boobu yëg nañ ko te ñu si gën a bàyyi xel te ñu ngi ko jaajëfal si xalaat bu mu joxe waaye salt intrusion bi climate change the rural urban migration tax na béykat yi wàññeeku nañ the young people because not a lot of mechanization dugguñ ci agriculture loolu tax na ba béykat yi wàññeeku nañ ñi daan béy toxu nañ dem nañ ci capital si li fa des xorom bi dugga na si so a lot of challenges but the ministry is aware of that te ñu ngi liggéey in that line
The other caller key caller from Sabak Sanjal, I think is the same challenge is there. My salt intrusion in Sabak Sanjal area. Area la won bo xamne def daan am fresh water baykat yi bari won nañ fa especially Malo. It's an area that we are aware xam nañ that potential there, and we are working with ICB, the International Center for Biosaline Agriculture. They are out of Qatar. ñooy nekk di liggéey ak naari pour ñu mun a widespread use of salt tolerant varieties. suñ amee loolu in its huge numbers, it's still at the research stage where I think loolu dinañu address our problem of salt. So seeds you know even salt intrusion in salt water. In salt water mun nañ fa grow. Yes, they will grow in salt water, and they are doing the trial. And in fact, Njao is one place that Nari is doing the trial in Njao. So once that trial becomes productive and is in large scale, dinañ mun a widespread use of that seed pour areas yi nga xam ne xorom bi mu ngi leen gëte because xorom bi mu ngi gën a egg. In fact, as of last year, even Nyani Bagadaji, there was salt in Nyani Bagadaji. So ku la wax ne Nyani dina am ndox bu am xorom doo ko gom. But the more the sea rise, the more we have salt intrusion inland. So it's a challenge. Waaye lu ma bëgg a laaj ñoo finally rek mooy ne lu tax what is the xam naa ne for the first time in history Minister of Agriculture am a rice directorate, special director boo xam ne dafa focus only on rice production. Lu tax ak lan mooy seen njëriñ lan la ñu liggéey? Yeah, that is our idea that I instituted mooy GASI, that is Gambia Rice Self-Sufficiency Initiative. Dafay just wone the importance bu President Barrow ak nguuram lu mu attach to rice self-sufficiency, because it's our staple food, it's food security and it's national security. So directorate boobu noonu what it will do is mainly for advise the minister, and also we have rice components in almost every of our project. Roots project am na affaire Malo, regional rice value has something for Malo, Giraffe has something for Malo. So what this center will do, regardless of what the project is going to do, project bi lu moy def, that rice component, this unit def koy unify, coordinate, and then guide the minister, advise on how do we just stay on that path before 2030 for as far as the land that is needed, as far as the seed and seed type and seed volume, seed amount, and also in terms of equipment, what is all needed. The entire gap, that is what they need to put together, keep us in the roadmap for 2030. Doctor, waxtu bi ñu déssé bari wut. Ma bëggoon a xam rek nga tënk ko because project si nekk under sa ministry dafa bari, and you've been in office for close to 4 years. Lawla Chat. Sure. Ma bëgg nga single out ñu some of the successes bu nga xamante ne ëllëg sa even soo nekkutee ci office bi nga wane man de Gambie de man maa fi def lii soo gisee lii am man maa tax. Waaw. One mooy today soo demee Barajali turn nañ that field into a level where dinañ mun a béy more than at least twice in the year for the first time. So loolu is a success story boo xam ne it will be attributed to our work. The other thing is in the last 3-4 years introduce nañ seed varieties. One of them mooy ISRI 7. Personally, I was in South Korea boobu ñun ñoo ko introduce te seed variety boobu is very high yielding. Seed variety lan la gerte la na malo la. My legacy and President Barrow's legacy is malo because as far as feeding is concerned. Seed boobu noonu dina béykat bi dina am minimum of 6 tons per hectare te variety la boo xam ne dina mun a resist drought, dina mun a resist flood. So introducing boobu rek tax na be it's something that we will remember for a long time. But again, before President Barrow's government or before Maneka minister, Ken Musuta gets a combined harvester in this country in action. It's only in films or so Turkey. It is this government, and specifically in the last 4 years, that I introduced combined harvester. And last year alone, we brought 14. This year, we're in the 20. So these and many other things are the absolute practical, measurable,
wa nga mbiri yoon yooyu sampa pour agricultural purpose rek wa nga boobu noonu boobu war nañ ko because we said the 204 kilometers lo mo as achievement wa nga yes of course wa nga ko sa greenhouse research center si in Jambanjeli no yow suñ fi toogee ba suba sax dañ fi fanaan suñ bëggee wax loolu fi dañ fee fanaan waaw because yooyu noonu dafa important pour nga ko highlight dafa mel ni comme Brookus xam nga gerte bi bu ñëwee one of the governors then during colonial era moom mooy ne woon gerte boobu noonu waaye ba léegi néem bi mu ngi live on loolu ñoom nekkaatuñ fi waaye léegi da ngaa dem gerte Brookus laa bëgg so moo tax is important understand nga wax bu ko defee people will know but comme docteur nu nga ko waxee we'll do the work people will talk about what the success stories are okay waaw ñu ma signal bëggoon nañoo jël nag moo telephone calls waaye li olof di wax rek li duuf si nag wi xejul ci cin li duñ def dara lu doon di tàggoo di jaajëfatal suñ déglukat yi ak radio station si ànd ak ñun yëpp from Banjul ba Koyna nag di gërëm suñ partners yi di Wave Gambia ak Jarais di gërëm suñ gan gi xam naa ne Pël la nag xam nga pël yi rek ak weeri koor waaye amuloo morom jàmbaar nga ñu ngi laa wax jërëjëf te di la jox dig daje nag yoon du em si benn because bii ni ko docteur waxee rek within a short notice you were able to make it docteur Cissé yow tamit jërëjëf sa taxawaay rafet na ma di jaajëfatal suma naataango bi di Essa Diallo di ko wax jërëjëf ak sawarte gi mu am pour programme bi Jeynaba Diouf la na Jeynaba Balde Fatmata Information Officer Ministry of Information Ramatulaay Diallo Lamine Gueye Lamine Jax Ndiaye mboolem koo xam ne Jeynaba ba koo xam ne dugal nga sa loxo si programme bi ñu ngi laa jaajëf di la jox dig daje next week same time suñ waree am keneen kuy ñëw rek docteur dinañu ko wax and then dinañ leen ko jox in advance thank you doctor thank you honorable minister I would have loved pour nga joxe sama essence bi jeex na fu mu toll jeex na ma mënuma teg benn kàddu and your final message to minister wa final kàddu rek just a sentence benn rek mooy jaajëfal pharmacie rek wax leen jërëjëf te wax leen rek nguuri président Adama Barrow amul leneen li ko gën a fulal lu ëpp mbéy mi so ñu xam ne rek as a country mbéy rek moo ñooy mun a yóbbu si kanam so Gambian investors nañ dugal seen xaalis si mbéy Gambian youth ne dem si mbéy comme it's an enterprise mbéy it can be a dignified career thank you baax na jërëjëf dig joxe dig daje ba next week same time thank you so buggee maalo yoo jëndil Jarais set mi sakalo te baax na soo buggee maalo yoo jëndil Jarais set na yomb lool te neex na soo buggee maalo yoo jëndil Jarais set na sakalo te baax na soo buggee maalo ma ne jëndil Jarais set na yomb lool te neex na aka sette neex Jarais lu neex a neex Jarais aka safte neex Jarais réew mee ko moom ñun ñoo ko moom suñu bos yéen mbokki Gambia Ja Oil Company ñoo leen indil li ñuy wax Jarais maalo bi set na baax na ci wérgu yaram te yomb na 100% broken rice la am na ci saako bu 50 kilograms te mun nga koo am ci bépp Ja Oil outlet ci biir réew mi soo bëggee am lu la leer mun ngaa woote 990-1321 787-1321 wala boo 210-6549 715-7960 Ja Oil daal moo noppal réew mi. 5 5 10 5 mooy 25 plus 10. waaye jóoba yow it nag danga ma bëgg a wax ne dangaa compté waat lii bala nga maa fay waaye fayal ma ci sa Wave bi rek moo gën a yomba di ñàkk woon parce que ngir déggee. waaye loolu amatul fay. lan mooy amatul fay loolu kañ la door. loolu daal amatul fay li nga def yomb na sa téléphone bi ngaa jël nga ubbi Wave app bi di nga scan blue QR sticker bi su boobaa bindal $150 rek nga yónnee ko. nga ne lii weesu na neex. Scan to pay more neex no problem 0% no charges